asalaamaaleykum mbokki jullit yi gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wasallam sant Cheikh Al Khadim ñu ngi fii ci Masaalikul Jinaan di masjid di Cheikh Al Khadim di jumaa joo xam ne jumaa ju yéeme la waaye yàllaa ko fayee sëñ Tuubaa ci Ndakaaru yit ngir jëf ji nga xam ne defoon nañ ko ci Ndakaaru ci Isa Sakatu Salikal ma bii tëja kon war nañ cee santaat yàlla waaye ndokk ba nga xam ne sëñ Tuubaa am na ndam adduna da koy am yomal xiyaam fi ñu toog ci Masaalikul Jinaan nag murid yëpp nañu bokk ñaan yàlla Cheikh Modou Mountakha yàgg fi ngir yàggam fi mooy suñu njariñ ndax màggalu Tuubaa nga jub si sax ñu waajal màggal gi sa xaraj ci yow ma sabti saamin asar li xidmati muxtaari fii saxi safar kon murid yëpp war nañoo xam ne benn jub la muy màggal Tuubaa sa weeru safara ngi teru sa sëriñ ci la waajoon ndëggeel yàlla ak rasulullaay ba ni hasiru maal abraaru ina hasiru wa sànni ni huda ani unaka siru masir maal axyaar yi laay bi na bii wa maa li xayri laahu aw du masir mu wax ne ku màggal bisu tukkeem ba jihaar nga aj nga umra am nga yool ba kon sëriñ bi moo waxoon ni benn bis la am ci kaw suuf muy fi kenn juróom-ñett ci weeru safar nañ ko santale yàlla bu ci kenn xab ganaar waaye bu ci kenn naw gileem li sëriñ bi digle nag dafa mat ku nekk masque yi mu wax ak lépp jamono moo laaj fi ñu toll ña nga xam ne xanaa doon na ay noonu sëriñ Tuubaa jëkkam ba tey seeni sët a ngi fi ñeneen ngi fi sa si yoonu murid lañ bëgg a jaar di profité moo tax murid bu ne war ngaa jaayante sëriñ Tuubaa takk masque raxasu def bay reer ni ko Seex Muntaxaa defee ngir mën a liggéeyal sëriñ Tuubaa ndax am na masque yoo xam ne sax ñu ngi koy liggéey sa lañ tey de boo ko xoolee tuumaal yoon wi dong la sa yoon wi moom kenn mënu koo tubaay ñun taalibe nañ am mat ndax li ñu amal sëñ Tuubaa sa sëñ Tuubaa defañu ko yàlla nañ dégg ngërëmal sëñ Tuubaa si barkeb sëriñ Fallu Mbakke màggal gi moom day sedd guy day neex kenn ku ne waajal liggéeyal yàlla santal yàlla sëñ Tuubaa ndax buñ ko santalee yàlla na mu ko bëggee sëñ Tuubaa dimbali ñu saa yu baat yi ci barkeb borom Tuubaa Cheikh Modou Mountakha yàlla na fi yàgg loolu te ànd ak wér ci barkeb Cheikh Al Khadim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf waaw macha allah ba léegi sur Talibé TV ñu ngi fii ci Masalik comme niñ ko defee rek jëwriñ nuyu nan la waaw ñoo ngi lay fay bu baax dèjà ñu bàyyi la nga nuyoon teeg mbokki internet Talibé TV waaw xanaa di nuyu mboolem koo xamante ne ba yaa ngi seetaan Talibé TV di leen ñaanal suñu borom dafa leen jàmm ak tawfeex ak sutura ci barke Sëñ Tuubaa waaw jëwriñ macha allah ñu gis ni xëy na ñoo ngi waajal séntu màggal gi daanaka xanaa li ci des ay heure wala ay fan sax dimanche lañ wax ne mooy benn fan safar waaw loolu lañ jàppagun mën naa nekk samedi waaye itam dimanche bi xam naa ne moom bu nekk samedi bi dimanche bi lay doon day samedi yàlla incha allah waaw léegi nu ñuy waajee màggal gi ak corona gi màggal gi dinañ ko doon waajal lañ koy waajal ci suñuy jëmm nañ ko doon waajal lañ ko waaj ci suñu xol nañ ko waajal lañ ko doon waajal ci suñu ay xel waaye nag danañ ci dawal am xel ak déglu ndigal maanaam danañ ko def te duñu lor ndax yàlla moo dogal màggal gi lépp tawfeex lay doon ndem soob na yàlla laa darara wala diraara incha allahu duñu lore te duñu loru danañ ko def itam ni ko Sëriñ Tuubaa bëggee waaw ndax Sëriñ Tuubaa moom saa nax fin la bilaa dararin njëriñ kese la lu ànd ak lor ndem sonn yàlla danaan safar ba noppi waajal ko màggal gi te bu màggee ñëw danañ màggal bu soob yàlla danañu safar waajalee ko màggal gi mu mel na que ren xëy na mën na doy waar ngir tamit bu fekkee safar yeeg màggal geeg yëpp koppar daan na ci participer bu baax a baax te ren ñu ni am na crise gu dal àdduna ci wàllum économie léegi nag est-ce que yaakaar nga ni màggal gi mën na demee na mu daan demee mbirum Sëñ Tuubaa moo xamul crise sëñ Abdoulaye daana wax naan mbay mu nangu booba nag mbay rek mooy économie buy dox xol yi nangu ko gën te xol yi nangul na Sëñ Tuubaa ba noppi boo xoolee mboolem projet bu mas a defal Sëñ Tuubaa ginnaaw crise lan ko defal Sëñ Tuubaa guerre 14-18 bi mu jàllee 1917 lan fondement jubaay Njaareem ubbi ko 24 te loolu 14-18 weesu na bi fi sëriñ bi jógee ñu ne ci crise 39-45 jàll ci lañ eggale jumaa ji ba ubbi ko 63 Masaalikul Jinaan gi bu ñu koy ubbi noonu la demee maanaam sëriñ bi moo xamul crise sëriñ bi moom saa bu mbiram jotee rek lépp day jàppandi la preuve mooy Touba ci kanam bi bi ñu koy laaj barki démb moo njaay rek ci Covid bi la ñu fekk te ay milliards lañ dajale sëriñ bi moo xamul crise waaw. macha allah sëriñ bi xamul crise léegi lan ngay soññ yeneen mbokki taalibe yëpp ci ndigalal sëñ Muntaxa yi ci mesure de barrière yi ak. ndigal moom jëfe rek ndigal moom amul xalaat ndigal amul waaye amul nangam ndigal moom jëfe loolu mooy war na murid di pare nan bu leen laajee ñu joxe bu leen woowee ñu ñëw bu leen digalee ñu def murid amul bu sëñ bi amul waaye waaw. macha allah sa kàddu gu mujj. waaw xanaa sant leen bu baax di ñaanal leen seen télé bi dem ba nekk international ci barke Sëñ Tuubaa. jërëjëf di jëriñ macha allah dégg nga crise ak lu mu mën a doon du nu tere safar du nu tere màggal bu neexee borom Tuubaa dana nu safar dana xumb dana dagan barke borom Tuubaa màggal gu fi mës a jàll bu ren bay daak jëriñ nuyu na la. ñu ngi leen di siyaare bu baax a baax. tur bi naka la. Alassane Diagne. sëñ Alassane ñu bàyyi la nga ñëwanteeg mbokki internetu Talibé TV yi lay seet. waaw mbokki jullit yi mbokki Talibé ñu ngi leen di siyaare bu baax te di leen jox seen wàccuwaay yi di ñaan liggéey bi ngeen liggéeyal Seexul Xaddim yàlla na ko sëriñ bi nangu teful ko ci barke Sëñ Tuubaa
te site bii nga xam ne moom ngeen yor suñu borom yëkkati ko ba mu nekk ay télé ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla mën na ko am na ko yàlla na ko def ci doole Cheikh Ibrahima Fall. léegi jëwriñ macha allah ñu gis ren màggal gi xëy na am na lenn li nga xam ni dikkal na àdduna bi mu li ñuy wax Covid 19 dajeeg nag wax fa dëgg yàlla màggal bi jëwriñ noo gisee loolu. waaw maanaam daal ci sama jàngat bu gàtt ni ma ko gisee mooy màggal gu ren gi bi soo bi Sëñ Tuubaa mooy dàq mbooleem màggal gu fi ma sa jaar ndax taalibe Sëñ Bamba yi moom Sëñ Bamba rek lañ yaakaar ragaluñ dee ragaluñ leen lu dul Sëñ Tuubaa te kon ni ma ko xamee daal li ma ko mën a wax daal mooy màggal gu fi ma sa jaar rek bu ren gi moo koy faaxee bi soo bi Sëñ Tuubaa waaw incha allahu taala. xanaa kon ci côté xasida yeeg yu ni mel ndax tamit bu fekkee safar yeeg màggal yeeg économie réew mi daan na ci comme lu toll lu mel na économie bi ren dafa crise daf ci am kon xëy na poos yi xaw na koo yëg léegi est-ce que kon màggal gi mën na demee na mu daan demee. waaw maanaam loolu moom du yàq ci màggal gi lenn ndax murid yi amaana nan ko bëggee woon danañ ko ne defee duñ ko def waaye danañ ko defee neneen noo xamante si mooy raw noona ci kàttanu yàlla waaw maa la wax lii nañ ko daan berndeene danañ ko berndeene noonu te incha allahu rabbi bu weer wi feeñee ngay xam ne lii ma la wax nii ndax taalibe yi moom diggal rek la ñuy diglu te incha allahu taala danañ ko defee ni ko sëriñ bi bëggee ci kàttanu yàlla. danañ ko defee ni ko sëriñ bi bëggee naka ngay lan ngay soññu mbokki taalibe yi ci ndigal lu sëriñ bi ci mesure barrière yeeg bis bi ci bés beeg yu ni mel. waaw comme ni ko sëriñ bi waxee rek kenn ku nekk li nga xam ne moom la sëriñ bi digle na nga ca def sa kéemtalaay kattan def ci loo man ak loo mënut ndax taalibe bi moom ndigal rek lay diglu te saa yu sëriñ bi jëf digalee la war rek mooy jëf amuñu leen luy diglu lu sëriñ bi bu sëriñ bi ne woon leen lu sëriñ bi wax rek ca loolu la ñuy dox incha allahu rabbi waaw. jërëjëfati Sëñ Alassane jaajëfati saa su ne gis nga murid yi képp koo ci waxal pas-pasam mooy dañuy màggal pas-pasam mooy dafa war a fawxe kon nekke waxu Sëñ Abdou Lahad Ga rek may mu nangu xool yi nangoo ko gën te xool yëpp a nangul borom Tuubaa jëriñ nuyu nañ la. ñu ngi lay dolli delloo nuyoo. tur gi naka la. Ndikke Ndiaye. Ndikke Ndiaye. ñu bàyyi la nga nuyoon teeg mbokki internet Talibé TV. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki Talibé yi internet Talibé TV ñu ngi leen di ziare bu baax di leen bëggee lu bëree bëri di fas yéene barkeel rek ci benn taalif bu ñu defoon ci Masaalikul Jinaan. Masaalikul Jinaan mbir mu ñëpp naan jëf ji de doy na kéemaan ku marta bëgg a naan ci géejug imaan doxantul kolobaan nga gis lu yéeme ci asamaan Sëriñ Saalihu Mbàkke moo ko plan jox ko architecte bii mu tànn Afrique soowu jant seede na xarañ ci bépp fànn ci biir ci biti ci kaw ak ci suuf leer na nañ Mbàkke yu fay moo ko taxaw ci ak mën fu nekk mu dem lu nekk mu dox ci ixsaan te suuf sa la ko dooree ak président Wade ñoo di ñenn war na fu nu toll di leen sant yéen murit yëpp takku taxaw sëriñ baara ñaan xeer ba tegu ñu dox doxu Baay Faal wuti asamaan al muxtaar dugal ay milliards liggéey bi ànd ak baatin ci biir màkkaan jinne ak malaaka yi agsi ci ndigal borom kun fayakun suuf si ndox mi ak ciment bi yëpp nangu nañ laajal ingénieur bi yoroon liggéey bi lii du neen ñu tàmbali sëkku suuf ci ndox ba mu neex a fanaan dugal micropieux yi mu war a yanu bii gan poto yi dal yi ak coupole yi taxaw ni jonn sooroor yi jëm kaw ci coulage continu ñu di ko joxoñ tey Sëriñ Touba mooy kenn ki day kéemaan kii di ko nuy xool ay jëfam di ko def noonu ay mar bu ñoo ko wër jant bi di tàbbee ci 27 Touba feeñ jumaa ji di leer télé yi di caméra te duñ sonn kenn dootu fàtte le 27 septembre bi mu doonoon ubbi teg jumaa ji tàngal na ba faaw xolub bépp noonu benn day yaatu xasida yi jolli ci biir diwaan sëriñ mu taxa ak mbégte mi agsi ci biir jinaan murid yi dar ko oto yi di korne ñii di seetaan lislaam daloo jumaa ju muy bàkku ci kawi noonu yàlla nga fi yàgg lool te wér Mbàkke ba naal fi yeneen moom moo nuy teg ci yoon kon na ñëpp ne amin Mbàkke borom Tuubaa jërëjëf jëf di dikk papa nuyu nañ la. fay naa leen baax. tur bi naka la. Daouda Mbaye. papa Daouda ren. Daouda Mbaye. waaw papa Daouda Mbaye ren ñu gis. Daouda Mbaye. waaw Daouda Mbaye. dama lay bañ a sàllooli. waaw. da ngeen di sunu waajur moo tax bëgguñu leen sàllooli. sunu baay. ñu gis ni màggal gee ngi jub mu am nag xëy na lenn loo xam ne nduru na lu koy gàllankoor muy corona noo ko gisee. waaw ni mu ko gisee daal ñu ngi sant yàlla bu baax a baax
julli si Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam màggal gii ñu si lépp luñ si sàkku yal na suñu borom tabaaraka wa taala defal na ko dafa fekk mu gën si ñun si dara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam man daal lu mu si wax yal nañ ko fekkaloo si jàmm ak salaam dem si jàmm dellu si jàmm yàlla muy aar yal na aar lépp si dara yonent bi ñu dem si jàmm dellu si jàmm te lépp lu si sàkku suñu borom defal na ko tasaare ko si réew mi tasaare ko si bépp réewu jullit si dara yonent bi si barke Cheikh Al Khadim jërëjëf loolu am si la may waxtaan kontaan naa màggal gii mu jub si sama xol seet na trop dama bëgg ba amoon dara lu mu wax fu mu nekk sama xol seet na yàlla dem si jàmm dellu si jàmm waaw lépp lu si sàkku yàlla suñu borom defal na ko si dara yonent bi si barke Cheikh Al Khadim jërëjëf. jëwriñ nuyu waaw jalo siyaar nañ la bu baax. nga bàyyi nga nuyonteeg mbokki internet. waaw maa ngi nuyu ginnaaw bi ma nuyoo mbokki jullit yi leen ndokkal ci ajuma ji maa ngi siyaare ñëpp baal àq ñëpp pour di baal àq ñëpp nag. di mu mel na que màggal gee ngi jub nee na tey aljuma ji nee nañu tey di seen tubu njëkk buñ ko gisul tey kon dimanche la dimanche la première safar léegi naka la nga ko gisee ci première safar bi. waaw première safar bi waaw comme ñu waajal comme ni ñu ko daan waajal rek jamono soppeeku na nag xëy na waaye nag ñun du tee ñu def li ñu war waaye nag comme gisu safar ji moom weer bu xasee dugg si rek comme yàlla mën naa def suba la premier safar moom dañ koy préparé comme ni ñu ko daan préparé rek waaw. nga yaakaar ne ren màggal gi du xaw a cate ci wàllu berne rek yooyu nag mu mel nag crise bi xaw na jàpp gaay waaw crise bi moom jàpp na gaay yi xam nga ñu dikkee ak ñun demee waaye nag du tee màggal du tee berne yi comme ni mu daan demee rek moom du tee mu demee noonu waaw. macha allah la mooy sa kàddu gu. waaw di soñ ñëpp rek ñu gën a fagaruwaat góorgóorluwaat ci matukaay ji ak ci di moytandiku daal waaw di yàlla yóbbu ca bés ba daal ba yegg ci jàmm waaw ñu ngi fekk ko ñun ñëpp jërëjëf barke Sëñ Tuubaa. crise ak lu mu mën a doon bu fekkoon benn 100 francs la murit gu ne yor ko danañ ko jébbal Sëñ Tuubaa ci màggal gi lu nu mën a yor danañ ko jox Sëñ Tuubaa du ay crise ak nangam mooy téye ay màggal ak yi buñ àdduna gi yëpp man ko woon ni duñu màggal Sëñ Tuubaa dana wàcce ñu ko màggalal màggal gi ngir daanaka fa mu taxawoon di liggéey du kenn ku ko taxawoon jàppale ko ci liggéey bi du kenn ku ko li xaamal ba mu doon julli kon du kenn denn du ko mën a tere màggal gi am kon xëy na danoo desee dégg waaye murid yàgg na nay wax naan jërëjëfe borom Tuubaa bu dee tawat yàlla na nu dal yàgg na ni wax naan jërëjëfe borom Tuubaa bu dee ree yàlla na nu faatu léegi kon du corona moo ñuy tere màggal jërë ngeen jëf. macha allah toujours sur Talibé TV jëwriñ nuyu na la. waaw ñoo ngi lay nuyu jëwriñ. tur bi naka la. man Bouna Albouri Ndiaye laa tudd. ñu bàyyi la nga nuyoon teg mbokki internetu Talibé TV. waaw man Bouna Albouri Ndiaye di murit di jàngalekatu taarix professeur d'histoire et de géographie di bokk ci ñi nga xam ne dañoo taxaw ngir xamal Sëñ Tuubaa àdduna waxuma sax Sénégal waaye àdduna ak Afrique àdduna waa àdduna lañ bëgg a xamal kan mooy Sëñ Tuubaa ak waa Afrique rawatina nag waa Afrique ndax xëy na yonente wàccul ci ñun waaye suñu jagle mooy Sëñ Tuubaa waaw ba tax suñu cër ñun li ñu ñuul ñi suñ ko xamee bañ koo xam mooy Sëñ Tuubaa suñ ko jàppul nag perte nañu ana lu ñuy amati ci àdduna bi lam mooy lu valeur loo xam ne askan wu ne lu mu teg ñu teg ko ci lu dul Sëñ Tuubaa amuñu lu ëpp Sëñ Tuubaa valeur Afrique amuñu lu ëpp Sëñ Tuubaa valeur ñu nag ci loolu la ñuy dox loolu la ñuy yëngut man nag taalibe murid laa waaye sama maam di mbokk Sëñ Tuubaa ndax mook Sëñ Tuubaa ñoo bokk néegub gonjox Daaro Badiane Paan Badiane Jaxeer Badiane waaw tax ma sañoo wax ne ku ma laaj Sëñ Tuubaa rek laa bëgg. macha allah ku la laaj Sëñ Tuubaa léegi kon ñu lay laaj tey noo gisee màggal gi ak corona bi. waa xam nga corona ni ko sëñ Muntaxa waxee rek la jaam la buñ sàkk muy dox mission te suñu yoon wi pas-pas ak responsabilité ak fit moo ko tax a egsi fii mu egsi ba muy tàmbale noonu ya woon démb ba tey ñu ngi ak ñun ñu ngi jàkkaarloog ñun waaye ñoo ngi leen di faxas benn par benn étape buñ toll rek lu fël rek ñu faxas ko dem suñu yoon suñ bas Abdou Khadre nee na yoon Sëñ Tuubaa yoon la saxaar la lu taxaw ci kanam mu fël ko mu dem noonu Sëñ Tuubaa yi nga xam ne yàlla day na jox ab jay ndax doole ji mu leen jox doole saari ji mu leen jox muy nasaraan si
ñooñu démb dangaru tubaab sëñ Tuubaa rek ci mucc ñoo gën a danger ci àdduna sëñ Tuubaa rek ci mucc dangaru tubaab dangaru nasaraan ak réew yi taax seeni dangar sëñ Tuubaa rek ci mucc moo ciy muccale moo tax lii waaye buñ gën a gore buñ ko nañ delloo ngor sëñ Tuubaa liggéey la sëñ Abdou Lahad ba muy liggéey kenn taxul ci ginnaawam ne amin mu demal ñu liggéey ñu sonnal ñu ba muy sànni der ba nee na du kéemaan ci moom de ak pas-pasu jaamu yàlla la doon def rek waaw loolu gënoon danger ab géej mënoon tëmb nee na ko waru koon sax ne ndagam du tëmb mu ànd ak pas-pas def ko dem liggéeyal ñu indil ñu lim ñu indil waay bu mu ñu gën a gore waay as feebar donte am na mi ngi wër am na waaye taxawaayu saar bu ci war ñoo nañ ko taxaw rek waaye suñu pas-pasu murit li dox suñu diggante ak sëñ Tuubaa dara waru koo yëngal mooy dem màggali wuy ji bësam bu màgg bii waaw bësam bi nga xam ne ci lañ defaru bësam bi nga xam ne ci la defar àdduna bësam bi dañ koy wuy ji faaw ñu wuy ji ko ñàkk ko wuy ji moom musiba la moom dañ koy wuy ji mu yokk suñu pas-pas ma ne la waaye nit ñaa ngi julli ci jumaa yi nit ñaa ngi daje ci yeneen daje sëñ Tuubaa woote ñaan feebar tax mbor déedéet dañuy màggali macha allah sëñ Tuubaa woote dañuy màggali léegi bu nu màggalee nga yaakaar comme màggal yi ni mu daan doxee ci wàllum koom-koom mooy koom-koom gi ren nga yaakaar du crise gi jàpp gaay du xaw affecté màggal gi tuuti. leen de xam naa ko moom corona bi laal na àdduna ci koom-koom waaye réew mi de ni ko corona bi yëngalee ni mu ko faaga ni mu ko sonalee ci koom-koom ñàkk a màggal mooy dañuy dem directement suñu màggalee nag koom-koom bi day jógaat ndax màggal day yëngati koom-koom màggal vulganisateur defarkatu pono ba nekk Kédougou ni muy yëgee màggal du ko yëgee benn bés waa kooku dañ ko koy xañ nag te saytukat yi ak nattkatu doxinu koom-koom jàpp nañ ne Sénégal ñetti fan yi màggal koom-koomam ni muy jógee du ko jógee ci benn jamono ci at bi waaw loolu tamit waaw nañ màggali waaye koom-koom réew mi siggiwaat. léegi kon léegi màggal bi c'est un facteur bi nga xam ne mën na de croissance de relance de l'économie. production bi dina yokk consommation bi dina yokk ci ni mu ko dul defee benn jamono ci at bi loolu leer na loolu kay féete na boor loolu xam nañ ko. léegi macha allah sëñ Tuubaa naka la murid yi war a taxawoo ci màggal gi. waaw ñaari slogan rek laay wax barrière et prière rek loolu tax loolu la ñuy màggale rek et prière waaw maanaam daa am lu xew sëñ mu taxa jàngale ci wane ci taxawaayu saayar bi. mooy li dox suñu digganteeg fajkat yi liñ ñu wax ndax gëm nañ leen xam-xam la boo xam ne yàlla leen ko jox luñ ci wax dañ koy nangu waaye nag suñu pas-pas waaye adduna bi yëpp tëj seeni jumaa ba mu des Touba c'est la capitale de l'islam Touba est capitale de l'islam parce que partout maladie bi tax na leen dellu gannaaw ci taxawaay waaye sëñ Touba lam ñaanoon ci Matlabul Fawzayni ne samp waxtu juróom yoo xam ne abadan il ba dàq loolu corona mënu koo dindi sëñ Mountakha loolu la xam moo tax nag màggal gi nag waaye dañ koy màggal barrière et prière fàggandiku jël masque yi di raxasu def lañ ñu digal lépp waaye nag saa rek sëñ Tuubaa wuju ko. macha allah lan mooy sa kàddu gu mujj jëriñ. waa di woo rek ñaan sëñ Tuubaa yokk suñu taalibe ñaan sëñ Tuubaa yokk suñu taalibe yàlla mi ñu booleeg sëñ Tuubaa ñoo ne ñoo ngi ñaan yàlla mu téel ñu suñu taalibe di wax adduna neen rawatina Sénégal rawatina Afrique man dama bëgg ñu jàppee sëñ Tuubaa ne mooy richesse bi nga xam ne moom la yàlla def nit ñi moom la yàlla jox nit ñi ñuul ñi nañ comprendre loolu ñun loolu la ñuy diffuser waaw man jàpp naa ne sax catholique sax war ngaa mën a bëggee sëñ Tuubaa war nañoo mën a bëggee sëñ Tuubaa chrétien africain sax war nañoo bëggee sëñ Tuubaa asumaa nag yeneen jullit yi donte sax duñu murit nañ jàpp ne sëñ Tuubaa xéwal la bu ñu yàlla jox waaw tarixa taxu koo jóg ndax la newoon ci tarixa yëpp da koo am téye waaye la mu bëgg weesu na tarixa mooy defar àdduna defar doomu aadama sëñ Tuubaa nañ ko jàpp waaye xam ne xéwal gu ñu yàlla defal la waaw wasalaam. macha allah. bi ngeen xamee ni bii da ngeen a jël seen volonté di dimbali mbokk taalibe yi nga xam ni ñooy dem ci événement yi nga xam ni mooy màggalu Touba
ak gàmmo ak événement yi mel ni moom ku ne xam na ni yoon yi day bari ay tolof-tolof ku ne xam na ni nit ñi dinañ am ay jafe-jafe ci seen waruwaay ngeen def ko volontairement di leen jàppale di leen dépanner loolu xameen ngeen ni day loo xam ne lii lu ko ëpp solo amul ci ki nga xam ni dafa ànd ak njabootam wala mu jël transport di yóbbu nit ñi ñuy jaamu ji yàlla loolu nag moo indi lii ndaxte nit lu mu ne te muy dëgg te mu am ci pas-pas bu wér boo xam ne bii liggéeyal yàlla rek a tax bu ca nekkee yàgg ci te gisu ci ndimbal gisu ci yokkate na xam ne lu yàlla nunguwul la waaye yéen xam ngeen ni kon ba dem ba président de la république nga xam ni moo njaboote ñëpp moom moo nekk ci kanamu réew mi nga xam ne bu sañoon ñëpp am jàmm ñëw ba xam ne li ngeen di def moom ngeen koy defal mu jàppale leen ci wane na ni kon la ngeen doon def yàlla nangu na ko yàlla na yàgg yàlla na barkeel yàlla na sax ba ay yeneeni outillage topp ci ba nga xam ne bii day nekk ñu bind ko ci li nga xam ne lii moo nekk ci jëf yi gën a rëy ci réew mi jërë ngeen jëf yàlla na ko yàlla barkeel sëriñ baa ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal pour yàlla yokku leen yàlla nungu seenub liggéey te bu leen ci am benn natable yàlla dina ko nungu jërë ngeen jëf waaw dañuy nuyu di sant xalif général des Mourides di nuyu ki nga xam ne mooy suñu jëwriñ nekk fii ci Ndakaaru muy Mbackiyou Faye di nuyu nag président région yi fi teew yëpp di sant président de la République di sant ministre de l'artisanal di sant directeur de l'apprentissage vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci matériel yi nga xam ne moom la ñu jox pour jàppale ñu ko ci dépannage gratuit bi muy matériel yu xarañ yoo xam ne pour nouvelle technologie bi la pour nit ñi dem ci màggal yi ak gàmmu yi mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm. waaw ndax képp koo xamante ni yaa ngi dégg nekk nga fii ci Masalikul comme suñu kilifa bi nga xamante ni mooy Mbaye Ndiaye nekk président marché Sénégal yëpp ànd ak Baara ñu ngi jàpp ci liggéey bi bu baax a baax kon vraiment ñun Revache dañu ñëw fii tey pour def remise de matériel woo région yëpp vraiment pour def déclaration wane ni ñun dinañ def dépannage gratuit bi waaye nag feebar dafa am lépp loo xamante ni nekk na matukaay boo xam ne dinañ ko jël ci feebar dinañ ko jël ndax dinañ ci yor ay masque dinañ yor ay gel lépp dinañ jël daay matukaay yëpp ba nga xam ne pèlerin yi dinañ mën a dem ci jàmm ñëw ci jàmm. waaw matériel bi bu ñu koy xayma dina egg ci lépp valeur u 50 millions kooku dañ koy santé vraiment suñu ministre bi nga xamante ni mooy ministre de l'artisanat. mooy première fois wala def ngeen ko ba tey. non dépannage gratuit moom ñu ngi ko commencé def depuis 2009 ba léegi ñu ngi koy def ndax defuñu ko Touba rek ñu ngi koy def Touba ci région yëpp lañ koy def ci dëkk yëpp lañ koy def dañ koy def Tivaouane dañ koy def Popenguine dañ koy def Médina Gounass Daaka dañ koy def ba Nimzaat dañ koy def ndax xalif général des Mourides sëñ Sidi Mokhtar yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana yokk leeram moom de nee nañu woon dem leen fépp dee leen dem fépp looloo tax nag Revache fépp lay dem ci Sénégal. waaw xam nga mbas mi moom ñëpp xam nañ ni yàq na liggéeyu ñëpp ndax kuy xool xam ni vraiment ouvrier yi liggéeyatuñu te it mbas mi am na lu ci président de la République waxoon am na somme bu mu ci génne woon muy 35 milliards ne dinañ ko jox artisan yi waaye nag dégg nañ ay communication yoo xam ne ministre ak ñeneen génn nañ wax ni nit ñi jot nañu ñu wax leen di xamal ni amagul benn artisan boo xamante ni jot nga 100 francs waaw mais nag lu président wax la lu nekk en cours la waaye nañ ciy communiquer nit ñi di ci déggee noonu ndax ñun ñu jiite am na loo xam ne buñ ko waxee dañuy sonn mooy kenn jotagul ci dara. matériel bi lan moo ko composé bokk na kii. waaw matériel bi nekk na matériel électricité ak matériel mécanique ndax dafa am ay valise diagnostic yaa ngi dégg am ay caisse à outils yoo xamante ni am ay cric am lépp bépp matukaay daal boo xamante ni nit yor na oto di dem ci màggal jox nañ ñu matukaay yooyu pour ñu mën a jàppale liggéey bi. waaw matériel yi 14 régions yëpp ñoo ngi fii ndax soo leen gisee sama vice président yëpp ñu ngi fii taxaw président région yëpp ñu ngi fii ak seeni secrétaire général ak ñëpp ndax 15 machines la 14 yëpp nañ ko jox président région yi jox ko tamit ñi nga xamante ni ñëpp ñoo ko yellool pour ñuy def dépannage yi.
waaw message bi ñuy lancé dawalkat yi mooy vraiment ñu def ndànk rek Revas mi ngi fi woon ñu ngi partout au Sénégal képp koo xam ne am nga paan boo eggee fi nga xamante ni waa Revas ñi ngi fay dal na nga taxaw ñu dépanner la gratuitement nga mën a dem ñoom it nañu jël matukaay yi ndax dañuy wax feebar mais nañu sant yàlla suñu borom rek te ñaan yàlla su màggal gi passé lépp jóge fii ci màggal gi di lancé waat nag benn message le président de la république nañu xam ni secteur artisanal ndax fi mu toll nii jóge nañ sax suñu wàllu mécanique mais ci artisanal la ñuy wax ndax artisanal soo xoolee budget bi ñu ko jaglee doyul ndax boo nee mbay wax napp est-ce que yaa ngi dégg wax mbay wax napp wax sàmm yooyu yëpp boo waxee mbay bu commencé machine la bu jeexee machine la boo waxee sàmm bu commencé machine la bu jeexee machine la boo waxee pêche bu commencé gaal bi ba li ñuy defar yëpp loolu yëpp artisanal la kon président de la république war na joxaat gëdd secteur artisanal jox ko budget bu doy ndax ñoo fi ëpp ay direction te direction yëpp amuñu ay budget de fonctionnement kon loolu président war na ci bàyyi xel. waaw Ousmane. waaw mbay na ci sànni baax na ni baax na c'est bon. Secrétaire général national Ousmane Ba. Effectivement, je crois que c'est un grand événement pour le Revas national. Si j'ose dire aussi, je dirais que c'est le baptême national du Revas. Vous savez, comme de coutume, nous avons créé le Revas national dans le seul objectif de venir en aide les usagers de la route, plus précisément les chauffeurs. Vous savez très bien que durant les événements religieux, certains chauffeurs, quand ils ont des problèmes techniques, dans des zones un peu isolées, en retour, ils voient que leur véhicule est volé. Souvent, ils trouvent des vitres cassées, jusqu'à même mener quand même dans une situation d'insécurité les passagers qui sont dans les véhicules. Cause pour laquelle le Revas national, avec la collaboration du président national M. Ali Sow, nous avons préféré implanter dans chaque région et dans chaque département des zones d'intervention rapide, ce qu'on appelle les camps d'intervention, mais aussi les camps de dépannage. Vous en trouverez de Dakar jusqu'à Touba, de Touba jusqu'à Kaolack, de Kaolack jusqu'à Kaffrine, de Kaffrine jusqu'à Ziguinchor, de Ziguinchor jusqu'à Diourbel. Et ce qui montre que le Revas national ne s'arrête seulement pas au niveau de la capitale, ni aussi au niveau de Touba. Mais le Revas national couvre sur le dépannage national tout le territoire national que vous voyez. Là où vous voyez que les gens, les pèlerins doivent quitter pour aller à Touba, le Revas national sera toujours présent pour apporter sa contribution, mais aussi son assistance. C'est ça l'objectif du Revas national. Mais aussi c'est ça l'objectif du président national, M. Ali Sow. Et si vous voyez que nous sommes là réunis aujourd'hui, dans le but de distribuer les lots qui nous ont été octroyés par le gouvernement du Sénégal, par le ministre de la formation professionnelle, mais aussi avec la collaboration du directeur de la formation professionnelle, qui n'ont ménagé aussi aucun effort pour apporter leur contribution quand même à l'effort que nous faisons pour répondre aux attentes des usagers de la route. C'est ça les machines que vous voyez, les machines diagnostiques, les caisses à outils que nous allons bientôt distribuer au niveau des régions, des antennes qui nous représentent, avec la collaboration aussi et avec l'appui du président national, M. Ali Sow. Nous sommes là présents et nous saluons aussi de passage notre père, le représentant du guide religieux ici à Dakar, M. Makuyi Faye, qui a pris la peine aussi d'assister à son lancement, mais aussi de procéder aussi au premier acte même, de donner quand même une machine diagnostique à un de nos représentants qui est ici présent. Et nous le saluons aussi vraiment, et je vous dis que nous le saluons infiniment. Le message de sensibilisation que vous lancez à l'endroit des chauffeurs, c'est quoi? Oui, le seul message que nous pouvons lancer aussi aux usagers de la route, c'est tout juste aussi que les chauffeurs conduisent en toute sécurité. Et vous savez aussi, nous sommes en période de la pandémie. Qui dit pandémie dit prévention. Nous appelons les usagers de la route à respecter aussi les mesures barrières. Et que les gens aussi voyagent tranquillement. Chaque chauffeur qui se sent très fatigué a le droit de garer son véhicule, prendre le repos idoine et de reprendre la route. Et je crois que ça, c'est les mesures que nous avons toujours apportées ou bien que nous avons toujours données aussi aux usagers, aux chauffeurs plus précisément, et d'éviter aussi les navettes excessives. Vous savez, on ne peut pas prendre des gens de Dakar
les amener jusqu'à Touba ou bien quitter Tamba aller jusqu'à Touba et vouloir reprendre encore des clients de Touba pour aller à Dakar, là ça devient impossible. L'être humain n'est pas une machine et cause pour laquelle nous invitons les chauffeurs à prendre quand même vraiment plus de sécurité sur leur vie mais aussi des personnes qu'ils transportent. C'est tout ce que nous voulons. Ah oui, vous savez, le secteur artisanal, je peux dire, si j'ose le dire, c'est le secteur le plus touché durant cette pandémie. Vous savez, nous, on travaille bénévolement. D'autres, ils travaillent quand même, comme on le dit, dans le secteur informel. Et le secteur informel, et je crois que là, c'est en ce moment-là que le président de la République et tout le gouvernement sénégalais doit essayer quand même de prendre en compte le secteur informel. Parce que nous, nous travaillons pour nos propres comptes. Mais quand il y a problème aussi, ce n'est pas l'État qui nous aide. Et vous avez vu qu'il y a beaucoup de milliards qui ont été déboursés pour le secteur informel. Il y a beaucoup de milliards qui ont été déboursés dans d'autres domaines que je ne voudrais pas citer ici. Mais ils ont eu quand même gain de cause. Mais dans le secteur automobile, ou bien le secteur informel en général, je peux dire, nul d'entre nous n'a encore reçu au sou de l'État. Et vous savez que ça c'est très dur. Il y a des gens qui ont fermé leur garage parce que pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de clients. Il y a des boutiques qui ont fermé, pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de clients. Et que si on prend aussi des mesures idoines quand même allant aussi à la sécurité des populations, il faut savoir aussi rembourser aussi ces impacts négatifs qui touchent cette population. Vous savez que le secteur informel, c'est un secteur qui est très faible. En matière, sur le plan financier, il est très faible. On est puissant parce que pourquoi? Parce que ce que nous remettons aussi dans les comptes de l'économie nationale, ce n'est pas ce retour aussi que nous avons quand on a besoin d'aide. Et c'est malheureux, il faut que le président de la République et le gouvernement du Sénégal puissent quand même trouver des solutions idoines pour pouvoir aider ce secteur, mais aussi booster aussi le secteur informel de l'automobile. Je crois que c'est très important. C'est le seul message que nous lançons au gouvernement sénégalais, au président de la République, mais aussi au ministre de la formation professionnelle, lui aussi qui ne ménage aucun effort pour que les gens de son secteur puissent retrouver le calme, mais aussi retrouver leur fonds qui est perdu. Je vous remercie. lii mooy Talibé TV yaakaar naa à chaque instant nii lay demee ak yéen à chaque instant dinañu gëstu indil leen te incha allah màggal gi ren murid yëpp nangu nan ni moo dana faw xëy bu fi mës a jaar ngir rek mbay mu nangu xol yu nangee ko gën te xolu murid yëpp Sëñ Tuubaa ci ne comme que moo ne suñu xol yi te moom suñu poos yi dana ñu li lépp def ko ci màggal gi bu neexee yàlla incha allah bu nu fàtte mesure barrière yi comme ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha digle bu nu fàtte mesure barrière yi comme ni ko Cheikh Mouhamadoul Mountakha digle nan ko def ngir jëmmi sëriñ bi gannaaw ba nee na bu màggal gi jàllee dara luy loree du ci am kon waay ngalla waay teel nañu baatin bi nan ko teel zahir gi dëggal suñu waxu sëriñ donte dëgg lay ne waaye nan ko firndeel ba kenn du am lum nu jamee kon lii moo ne woon Talibé TV ak Thioune Bëgg Bamba fii si Massalikul Jinaan Cheikh moo ne woon ci caméra bi Chico ci son bi di leen jox dig daje beneen yoon salaatu lazi fi kul lisanin wa fi safar